commenté donc comme Aliou Sow fi mu daanale bëggoon naa ñu continuer fa ci toile yi mais malheureusement bokkul ci loo xam ne prévoir naa ko mais am nañu temps semaine bii di ñëw incha allah heure bu ñëwee rek ñu comp ci dara waxtaan ci ñu fexe nañu leeralee askan bi ci leñ la ñuy expliquer exactement ba tax na dañuy dem ba tey ji ci leneen lu ñor askan bi nga xam ne ñoom ñooy nekk aussi ci réseaux sociaux yi ñu leen di woowee les internautes bokk na ci lu ñuy ñaawlu aussi muy li nga xam ne ni moom moo di jàpp ka Amidia mi nga xam ne dañu ko boole ci force spéciale te mu nekk nag militant ci fële nga xam ne moom moo di ci parti bii di Pastef te jamono ji mu seey ci Yewwi Askan Wi ak leaderam di Ousmane Sonko waaye itam mu fekk baax fële ca Guédiawaye ginnaaw bi ñu ko nag jàppee ci li nga xam ne ni moom la ñu koy tuumaal ci wàllum force spéciale yi ku ne xam na ni dañu koy jiiñ comme quoi dafa yombalal alal joo xam ne da doon dugg pour ñuy mën a jàppale force spéciale yooyee nga xam ne ni ñoom nguuru Sénégal nee nañ dafa am ay nit yoo xam ne dañoo jógoon ngir def ñaawteef ak yeneen ak yéen taal ak defar yeneen ak yeneen comme ni ñu ko waxee ci ay information moomee di Amidia nag gis nañ lu daw yaram loo xam ne am na ci biir campagne électorale bi mu di ay doomam ñoo xam ne dañu def ay pancarte gis nga ni pancarte bi ni ñu koy wanee ma mère n'est pas une terroriste laissez-la rentrer à la maison mu nekk nag mbir mu doy waar moo xam ne bu daw yaram ñëpp ci internet yi la ñu def moom mooy di daal di rek wax ne dañu yërëm ki nga xam ne ni moom mooy Amidia ak waa këram de ce fait dégg nañ ay li nga xam ne ni moom mooy ay ñu seede ñu bari ñoo xam ne ni nee nañ ñi mu meloon ak doomam yi nga xam ne ay tout tànk lañ di ay jigéen nee na fu mu jëmoon ñoom ñoo doon ànd dañ ko doon accompagner partout fu mu jëm mu nekkoon na link boo xam ne amoon na ko ak ay doomam donc doomam yi bu ñu jógee jël ay pancarte jaar ci mbeddi Ndakaaru yi ñu war a yërëm lañu donc ci loolee nag dañuy attirer attention ñi nga xam ne ñoom ñoo yore tey jii loi bi ñoom ñoo faree ci nguur ngir li ñu teg yi mère de famille bi yaay ji nga xam ne ni borom kër la am fii ci Sénégal am fi ay doom am fi njaboot ñu nekk fii ci Guédiawaye ñëpp xam ko xam ne kii du ab terroriste jegewul ab terrorisme deful leen noo xam ne nii da ko jege war nañ ko mën a bàyyi mu ñibbiwaat ca njabootam lu ñuy laam-laamee ak lu ñuy seet ak lu ñuy enquête ñu soog koo def mais jël giñ ko jël làq ko jant bi nii daal di koy téye ca ndungu siin dafa nekk loo xam ne nii rek dafa daal di doy waar ba tax na tam ci même sujet bi rek laay daal di sof li nga xam ne ni moom mooy itam génn ko àdduna kii di François Mancabou ba tey ji Salma Ibrahima Fall mi ngi wëy di am li nga xam ne ni moom mooy ay retombées yuy am ci biir internet bi ndax internet yi ba léegi nii mënuñoo fàtte lu ni mel képp koo xam ne rek nekk na ci internet bi yaa ngi gis muy wane naqaram ba noonee dañu jël photo ki nga xam ne moom moo di Youssou Ndour ndax bu leen fàttee George Floyd jaru ñi ci delluwaat ci histoire am ca États-Unis nañu ko faatee woon ci ab takk der boo xam ne moom moo ko faatoon ci anam woowee dañu ko jël méngale ko ak ki nga xam ne moom mooy faatu kii di François Mancabou am na ci sax internet yi ñuy dem bay wax ne xëy na François Mancabou moo gën a dis bakkan ci ñi nga xam ne noonu la ñu ko faatee ndax li xewoon fii ak li xewoon fii dafa am différence bu mu am ñoom ci jamono jooju dañu incliné woon muy Youssou Ndour ku ci mel ni Serigne Mbacké Ndiaye ak yeneen ñoo xam ne nii ñu ngi ci biir gouvernement bi defoon nañu ay photo ngir incliné wu ci li nga xam ne ni moom mooy décès wu kii di George Floyd ñoom jamono ji li leen internet yi di laaj mooy lan moo tax tey ji war ñoo mën a nekk François Mancabou looloo tax seen photo yi ñu defoon ci George Floyd ñii di internet yi dañ ko jël koleel leen ko bindal leen ci je suis François Mancabou ne leen par force boo leen ko bëggut a nekk aussi ñun dinañ leen ko def ci kaw loolu aussi am na yeneen ci ay information yoo xam ne tukkee na ci faatoom googee nga xam ne ni mu mettee askan wi bokk na ci gis nañu maître Mamadou Diallo mi nga xam ne ci ay avocat am la bokk avocat famille am la bokk génn na def ay révélation ci li nga xam ne nii moom mooy faatu François Mancabou xam nga dañ doon wax ne dañuy ñaan ñu def ay autopsie yoo xam ne nii ñoom famille bi sax dañu ñaanoon procureur que dañu bëgg ay médecins yoo xam ne waaw ñoom ñoo koy désigner comme quoi mu bokk ci boobule saytu ci autopsie waaye lu ne mel mu jéewul am ndaxte ñoom bi ñu demee dañu leen ne loolee di néewu François Mancabou jëlee nañu ko ci hôpital Le Dantec bi mu nekkoon yóbbu ko ci hôpital Idriss Pouye ex CTO bi nga xam ne fa la ñu ko defal nee nañ depuis dimanche barki démb fa la ñu ko defal autopsie boo xam ne nii nday yëgul baay yëgul jabar yëgul doom yëgul donc famille bi kenn yëgul war rawatina nag avocat yi nga xam ne tey jii ñoom ñoo taxaw pour layool ko bokk na ci maître Mamadou Diallo mi nga xam ne jokk na ci bu baax a baax nee na daal procureur dafa sukkandiku ci ordre ci président du
conseil national de l'ordre des médecins pour mën a désigner li nga xam ne ni moom mooy médecins yi nga xam ne ñoom ñoo def autopsie bi ba tax na tam nee na démarche boo xam ne nii bu amul transparence la ñu gis te it bu fekkente ne ñoom dañoo taxaw pour leeral li nga xam ne ni moom mooy faatu François Mancabou war nañoo ut beneen démarche bu ñu def wala neneen nu ñu ko defee lu dul di dugg ak a génn di nëbbantu ak askan wi di nëbbantu ak ñi nga xam ne ñoom ñooy famille François Mancabou waaye itam rawatina ay avocat yi nga xam ne aussi ñoom wax nañ ci seen information que vidéo 13 minutes bi nga xam ne moom procureur waxoon na ko que day feeñal li nga xam ne nii moom mooy seen rapport bi ñu génn ne lii moo ko faat mooy da doon mbëkk miir ak da doon mbëkk li nga xam ne moom moo di ay gris ñoom nee nañu ba léegi ñoom avocat yi tegakuñ ci bët maanaam visionné guñ ko ba mën a xam ndax lii ñuy wax dëggal wala dëgg tey yoon daf leen a may ñoom ñu gis boobule lii donc transparence bi ñuy wax pour mu am ci boobule dossier ba tey jii kenn gisee su ko ci donte ne nag li nga xam ne ni itam moom mooy waa famille François Mancabou ñu ngi wëy aussi di leen tiital di leen xoqatal ci kaw ay policiers yoo xam ne dañoo civil wala ñu sol ay tenue di dem ci famille bi fa ñu dëkk di fa rondu di dem ak a ñëw mu nekk nag loo xam ne nii Salma Ibrahima Fall nañu ko wax te dee bëri na lu muy suscité ay jiixi jaaxa ci sunu ay nopp ndax xam nañu ne fi ñu jëm ak ñun ci deewu François Mancabou ak ni ko sénégalais yi di ñaxtoo ak nañu koy laajee xëy na bëgguñu ci indi transparence donc la ca ñu bari doon xalaat day mel ni ñoom ñu ngi koy bëgg a dëggal donte ne génn nañ ba def seen vidéo procureur génn ba addu ci ne lii ak lii moo ko rey gis nañu rapport bi nga xam ne moom la ñu génne ne boobee mort accidentelle la donc mu nekk nag loo xam ne day susciter problème tax na ba internautes yi ñoom aussi daal ci bàyyi xel bu baax a baax Salma mu ngi noonu et puis mort accidentelle bi ñu wax bu fekkente ni c'était vraiment le cas et que amuñu dara luñ ciy na bu famille wam tey bu bëggee def contre expertise je pensais pas que war nañ leen ko mën a nag refuser parce que seen doom la seen njaboot la xëy na dina mën a éclairer ñoom famille bi waaye leeral bu baax a baax ñenn ci askan bi ñi nga xamante ni am nañ jiixi jaaxa par rapport à ce dossier ci même sujet bi la ñuy desandi ndax dañu gis ci campagne électorale bi kii di ministre de la justice moom Malick Sall comme ni mu koy defee saa su ne rek heure bu génnee rek wax loo xam ne ni tey jii xëy na internautes yi dañ ci bàyyi xel sénégalais yi bàyyi ci xel waaye itam ñëpp bari di ko ñaawlu parce que na mu ca waxee bokk na ci dëggal gën a sax dëggal wala gën a safoo li nga xam ne ni moom la procureur def ci sortieem boobu ak na mu ca waxee dem na tamit ba li jaaxal internautes yi ci ñi nga xam ne ñoom ñooy micro wu waa Dakar Actu daal di xamle ne transparence dafa mës a am ci bépp dossier boo xam ne ñu ngi koy traité nee na ba fi nguuru Macky Sall duggee ba tey jii dafa am transparence boo xam ne am na ci dossier yi nga xam ne ñu ngi koy traité ci wàllum justice ak lépp loo xam ne rek da cee aju ba tax na ñu bari ci internautes yi lu ni mel da leen a jaaxal bari na lu ñu koy fàttali ci kaw ana yan dossier ñoom ñoo fi leer lu ci récemment waxuñu sax léegi ñu expliquer léegi ci François Mancabou DCM ak na mu demee Amidia mii ñu téye ci wàllum justice ñi nga xam ne dañu leen tuddee ay force spéciale ana ki ñu jàppoon jamono yee passé ne rebelle la Ousmane Kabili Diatta ana ñi nga xam ne la ñu ne woon ay rebelle lañu woon yu bëggoon a taal Sénégal yu bëggoon a infiltrer manifestation amaana ñooñ kenn gisatu leen kenn déggatu leen fenn jàpp nañ doomu jàmbur daal di koy tëj ci kaso bi amaana kañ la ñuy def boobule procès kañ la jëm pour ñu jàpp ñi nga xam ne ñoom la waxoon ñoom la ñu àndal pour tëgg li nga xam ne moom moo di infiltrer ay manifestation waaye itam taal dëkk bi ba tax na tam lu yàggul dara Cheikh Niass gis nañu ñu faatoon ko fi te ñan ñoo ko faatoon ay force de l'ordre la ñu wax ay policiers yoo xam ne ñoom ñoo ko faat ba tey jii lan nga ci gis am na ci ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne faat nañ leen manifestation yi mujj ana ñi ñu faatoon bañ leen bëggee autopsie ana seeni ay corps maanaam néew ñi nga xam ne ñoom ñoo faatu ca Casamance ba tey jii ñun ñu ngi koy jooy seeni ay famille yi ñu ngi toog ba tey dëkk mu di xaar ana justice lan la ciy def donc bu ñuy utee fu sori sax day gën a sori mais li ko gën a jege ñoom defuñu ci seen wareef ci ni ñu ko mën a xalaatee justice bi nërmeelu na ci bu yàgg moom mi ko jiite xam na ne li mu wax moom ci boppam xëy na gëmul sax boppam ci ni mu ko waxee defar la bëgg a def seen ginnaaw ak moom li mu jiite ak li mu yore mais yaakaar naa ne sénégalais yi toog ñoom ñoo gën a xam la muy wax te xam nañu ne li mu wax noonu ñoom it mën nañ ko démonter pièce par pièce pour xamal ko ne li mu wax ñoom ànduñu ci benn yoon Salma Ibrahima Fall mu ngi noonu ni nga ko waxee noonu je pense que sénégalais yu bëri noonu lañ ko xalaatee parce que nit soo waxee waxal rek mais boo xam nit ki nu mu koy déggee ak moom it yan information la ko amee d'accord dañuy daal di jàll ci leneen daal di wax ne rek ni ki démb fii tam ci petit déj daan ngeen fi dalal ki nga xam ne moom mooy ci turu Thiabaña di doom ci ki nga xam ne ni moom moo di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi comme ni ñu ko xamee ni ki démb nag mu toog fii mbay laay toog daal di yàq mbelengaan ki nga xam ne moom moo di yaayam di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ci kaw yarin ci kaw beddi waaye tam ci kaw soofal gi mu soofal moom moomee di doomam nee na mu ngi am lu toll ci 19 ans maanaam fukki at ak juróom-ñeent yoo xam ne ni ba mu amee 2 mois la ko yaayam
sànni woon te ñi ko xamal lu ñenn dunu ay li nga xam ne moom moo di dëkkandoom di ki démb nag ngeen ko dalal fii ci People tax ba mu amaat ay retombées maanaam ñii di internautes yi dañuy cee bàyyi xel macha allah ci liggéey bu rafet bi nga xam ne da ngeen ko cee def waaye itam bàyyi nañ ci xel ci côté yëpp mais dañuy attirer ba tey attention ñi nga xam ne nii aussi ñoom ñoo ciy wax boobu ba léegi nii parce que d'après recherche yi nga xam ne nii aussi def nañu ko waaye itam gën nañu yaatal suñu xel comme doomu Sénégal la te sénégalais ku ne xam ne am na yërmande ci moroomam bu baax a baax te aussi bokk na ci démb rongoñ dal na dënn ci ñu baree waaye itam loxo dar na gémmiñ ci jommi gi ñu jommi naka la nit mën a doxalee nii ak li nga xam ne moom moo di doomam waaye itam ñu ŋàññi ko ndaxte moom Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi ci ni nga xamee ne noonu la jógee woon pour xeexal ko nee na askanam mujjee gi sax mu dem ànd ak kii di njiitu réew mi amaana ñu bari dañ ko cee ŋàññ su am la rek loolee tax na tam ba ñu bari di wax ne ak nan la mën a def ba beddi doomam yenn façon beddi yi mais buñ dee wax ci loolu aussi moom xale bi am na noo xam ne nii man ci sama jàngat bi ma toogee di ko seetaan am na lu nekk ci moom li tax ñii di ay parents beddi ko parce que tam lu mu ci mënti doon bu ko yaayam beddee xëy na papa ja beddiwul bu papa ji beddee maamam bu jigéen parce que am na maamam yoo xam ne ñoom ñoo faree ci côté yaay papaam am na maamam yu faree ci côté yaayam ana ay nijaayam ana ay tantam ana ay cousinam yi sës yaayam ana ay mbokkam ana ñi mu bokkal deret ñi mu bokkal baay ñoom ñëpp yaakaar naa war nañu mën a accueillir xale bi ci seen kër ba mën a def ci moom li war loolu xel da cay dem waaye itam ñi nga xam ne nii rek ñoom ñoo xëy na yayoo xalaat ci lu nu mel ñoom ba ñu jotee seen i ay kàddu la ñu wax moom mooy que xale bi dafa soxla bu baax a baax charge psychomédico-sociale xale bi ñu ko déggee mu ne dem na bay prostitué wu maanaam di jaay boppam ndax xale bu góor bu ko jox 5000 mu def ak yow la nga bëgg pour mën a dundal boppam dem na bay tux yamba maanaam chanvre indien wax na ko fii démb wax na ko ci feneen fu mu génn ci interview wax na ne dem na bay naan sàngara wax na tamit dem na bay fanaan ci ay buntu boîte ndax amul fu mu jëm maanaam ku ñu beddi la ku ñu rejeté la ci mbedd bi lay fanaan ci kaw loolu aussi am na ñuy wax ne bu ñu xalaatee fi xale bi ñu gisee rek xale bi ndax nee nañu famille am ci boppam Fatoumata Ndiaye ci boppam psychologiquement dañu ko war a accompagner moom yaay ji parce que war nañu remonter ci ginnaaw xool yaayam lan la dundoon ci ginnaaw mais xool xale bi aussi lan moo tax yaayam rejeté ko am na ci ñoo xam ne nii sax ci internet yi ñu ci bari di wax ni xale bi jubul xëy na tam ñii di ngi wax yaay ji jubul ñu baal ma ci kàddu geek yeneen parce que lu ñuy rapporter la donc nañ ko wax rek te dee bari na ci ñuy wax te tamit ne ginnaaw démb yéen bi ngeen amee yërmande ndax gis nañ leen seen rongoñ dal seen dënn ngeen am yërmande ba di ko utal ku ko accueillir ak ku ko utal toit ku ko fat démb gis nañu que da ngeen a def appel pour keneen ñëw jël ko ci kaw information aussi ñu koy wax internautes yi ne leen yéen ci seeni ay loxo la ko kii di Gabriel Kane mi ngeen defoon appel Aliou Sow moo ko def appel démb directement te am na ci droit moom moo ko ñëw jël ci seeni ay yoxo ba tax na aussi am na ñu bari tam ñoo xam ne dañuy wax ne loolee noonu c'est pas normal du tout parce que moom bala mu ko doon jël dafa waroon am ordonnance boo xam ne nii garde provisoire lay am boo xam ne képp ku koy délivrer du kenn ku dul juge des mineurs parce que nee na xale boobee nee dañuy jàpp ne du mineur parce que am na 19 ans romb na 18 ans mais ñoom ci seen texte la ñu xamle moom mooy que xale boobee am na droit état jël ko en charge ñu jàppee ko comme mineur ba mu am 21 ans parce que ñi nga xam ne nii xale bi ci mbedd mi la dëkk ci mbedd mi la ñu ko foree donc nekkul koo xam ne nii dañu ko war a jàppee rek koo xam ne majeur na ba nañ ko war a bàyyiwaat ci mbedd wala jox ko yeneen loxo donc ki ko jël waroon na am normalement ordonnance de garde provisoire boo xam ne ni moom da koy délivrer da koy jël dañ ko koy délivrer mu présenter ko pour mën koo yoree bokk na ci tam nee nañu c'est interdit doon du ay recommandations yoo xam ne moom war na ko mën a def moom mu garder ko téye ko xëy na war na ko mën a xam comme day yëngu ci loolu ak association bokk na ci tam loo xam ne ni comme ni ñu ko waxee nee nañ famille am ñoom ñoo soxla thérapeute boo xam ne nii day ñëw ngir saytu leen nee nañ xale bi psychologiquement la ñu ko war a topp waaye itam bokk na ci ay structure yoo xam ne état moo ko fi def ñoom ñoo ko waroon recevoir ndax xale bi il faut nga commencer waat yaraat ko ci âge am bi nga xam ne nii ci la nekk nga yaraat ko ci âge boobu waaye itam defaraat ko bokk na ci yoo xam ne état moo ko fi teg centre Gindi DSPS yoo xam ne nii ay centre la yoo xam ne nii état moo ko fi teg pour xale yi parce que kii moo feeñle kii la yaayam nekk xëy na ci au devant ci waaw de la chaîne moo tax moom mu génne bosam waaye bari na ci ay xale yoo xam ne nii dañu leen a bedd ci mbedd yi te liñ leen war a def mooy for leen donc su luy amee day mel ni état bi aussi am na fay
bu mu def ci côté boobee mooy recevoir ay doomam ndax doomu nation bi lañ te kenn waru leen a sànni mais tam am na ñu ci bari ñoo xam ne Salma temps bi mu ñu xoj dañuy gën a xóotal seeni ay xalaat ci mbir mi mooy ana lan la xale bi def ba mënul nekk li may doon wax ci début bi lan ba mënul nekk ak ay parents am lan la xale bi def ba mënul nekk ak ay mbokkam lan moo tax mënuñu ko recevoir ba mu dem ba am doom jooj mu jël ko mayee est-ce que moom aussi amul ci kaange gu nekk ci moom mais aussi dañuy attirer seen attention ba tey mooy ki ko jur am na responsabilité yar am na responsabilité accueillir ko ci famille bi am na responsabilité teg ko ci yoon am na responsabilité mais na xëy na ku tële tamit mënoo yor sa doom xëy na waroo mën a dagaan baatu askan waroo mën a waxal askan waroo mën a def leen ak leneen ak leneen foofu tamit dañuy attirer attention wu yaayam bu baax a baax parce que bu ñu waxul tam wax dëgg ji di raayal buñ amaana liñ ci bëgg duñu ko am il faut yaayam ci boppam jël ay responsabilité moom ci boppam na ànd ak doomam ànd ak famille bi képp ku mën a yor doomam ñu dem seeti ñi leen mën a dimbali moo gën liñ ci waxaat ci ay information que dafa yóbbuwaat doomam ci fi nga xam ne nii moom moo di ci yoon dafay demaat démarche yooyu yëpp day gën a guddal jël te xëy na sax du am li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam ndax doom dees ko sànni te kii ku xool xarkanamam gii xam ne xarkanamu Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi la ak lu mu ci mën ci doon tamit waaw benn xalima la te mañ leen di ñaanal yàlla nañu retrouver wu en famille yàlla na leen suñu borom dimbali ba xale bii li ko metti ak la metti yaayam lépp yàlla saafara ko tegaat leen ci yoon wu jub ñoom ñëpp ñu nekk ci jàmm ak salaam Salma waxtu am na solo bu baax a baax et je pense que ñun personnellement démb ba ñuy accueillir xale bi c'était dans le but de bien faire parce que dañu gis xale boo xam ne elle était égarée xale boo xamante ni xamatul tey fan lay teg li nga xamante ni moo di tànkam jigéen bu am 19 jàpp 20 ans di fanaan ci buntu boîte de nuit avec tout ce qu'elle nous a raconté tey yaakaar naa ku sa xol tooyul rek dara dootu ko tooyal et dañu lancé fii un appel en direct hier te ba ñu paree émission on a reçu beaucoup d'appels pas mal d'appels ay bonne volonté yoo xamante ne tey dañu pare woon pour recevoir xale bi lee ci seen kër ngir dimbali ko non seulement moom waaye jàppale ki nga xamante ni moo di tout tànkam bi nga xamante ni moom la am 1 an 7 mois je pense Aliou Sow tout tànkam bi 1 an 7 mois donc mu mel ni après dañu trier soog a jël ki nga xamante ni moo di Gabrielle Kane après li nga wax aussi je pense que moom mi nga xamante ni recevoir na ko xëy na ñun dañu réagir noonu parce que bëgguñu woon xëy na bu delluwaat ci mbedd bi nga xamante ni fa la doon fanaan ñu gis koo xam ne xëy na recevoir na ko fi nga xamante ni moo di këram il s'est passé aussi d'autres choses ñun aussi personnellement comme suñu responsabilité la woon dinañ ko lijjanti bu baax a baax après waaw dina am suivi parce que téléspectateurs je pense que ñu ngi teewlu ci dossier boobu parce que suñu loxo la tàmbalee et je pense que suñu devoir la aussi ñu wax leen yëf yi fu mu toll mais avant ñu leen di wax aussi il faut ñu am ñu saytu bu baax a baax pour mën ci dikkaat pour plus de détails aussi à rappeler que am na ñoo xam ne tey dañ ko bëgg a dimbali financièrement donte du toit buñ ko bëgg a jox yooyu yëpp aussi dinañ ci taxaw bu baax a baax mais en tout cas elle a besoin d'aide que ça soit psychologique ak leneen comme ni nga ko waxee ku ko gis xam ne elle n'est pas bien psychologiquement foog ñu taxawu ko mu retrouver waat ñëwaat fi nga xamante ne moo di société bi et ki ko war a njëkk a jàppale je pense mooy waajuram bi nga bu jigéen bi nga xamante ne moo ko sukk jur parce que sa doom nu mu mënti mel ak lu mu sikk sa doom la bu ko beddi donc mu nekk ay kàddu yu am solo yu nga xamante ne je pense que dossier bi du yam fii ñun ak yéen dinañ ko topp ba mu yemb incha allah Thioro Mokho Mandela mu nekk liggéey bu am solo yow tamit la jaajëfal. macha allah sa wax ji laay rafetlu bu baax a baax. am na teggin te rafet na bu baax a baax. liñ ci bëgg rek loolu la. te yaakaar naa looloo taxoon démb ngeen di def. donc yéen aussi jar ngeen a jaajëfal bu baax a baax. ci accueil ngeen ko accueil teg ko mu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di xëy na yooyu yëpp ay solution la ñu bëgg rek yu ci war a am mais tamit attirer attention ñi nga xam ne dañu naan ay profiter ci ay politique yaakaar naa ne Walfadjri fii aussi à préciser que faut pas politiser la chose yëf yi ça n'a rien de politique dañu gis benn xale bu jigéen bu sonn nekk ci détresse ñu andi ko fii xëy na pour jàppale ko que ça soit Gabrielle Kane wala keneen ak keneen bu ñu jël yëf yi di ko politiser ça n'a rien de politique dans le but de bien faire xëy na moo taxoon ñu andi ki nga xamante ni moo di xale bi fii ci plateau très bien ci précision yi mais beneen précision bi mooy ñi seen xel di dem que Walfadjri fii xam nañu ne askan wi moo leen tax a jóg li tax ñu naan la voix des sans voix du loo xam ne ni ñun ñoo ko jëndal suñu bopp
luñ ñu war a jox la te dañ koo mérité amul benn yoon benn dossier bu fi mën a ñëw ñun suñu ñàkk a fekkee li bi fi Sidi nekkee ba léegi ba suñu fekkee benn dossier bu ñëw pour Walfadjri di ci profiter ñi koy wax nañu delloo si waat seen xel xam ne c'est pour bien faire moo tax Walfadjri dalal xale bi te xale bii ñu dalal ay solution ndax ñun ñi di jot ay appel xam nañu ay solution mën na cee jóge pour yeneen xale yi ci mbedd bi ñu am solution ci ñoom ba état jël li nga xam ne nii moom mooy dugal ci ay seeni ay yoxo ba lu ñu mel dootuñu ko dund ci àdduna te lii c'est triste te lu ñu war a teg ci télé la war koo seetaan donc amul benn yoon lu ñu mën a wax Walfadjri ci lu mën a profiter wala yeneen ak yeneen te nii ñu ko waxee ni ñu ko waxee noonu lañ ko defaatee suivi ba ñu am ci gain de cause li nga xam ne moo taxu ñu jóg ci pour bien faire ñu am ko ci personnellement bu ñu jógee tey ci plateau bi ci la ñuy dox te dinañ ci gën a am ay leeral xëy na pour andil leen ko après donc di la jaajëfal Thioro di la jox rendez-vous jeudi incha allah ayca chéri Mahou Mandela sama frère ayca donc di jaajëfal bu baax a baax fi des téléspectateurs yéen ñi nga xamante ni depuis ce matin yéen a ngi suivre émission bi lee waaye fàttewuñu ami internautes yi nga xamante ni aussi ñu ngi scotché suñu page Facebook bu Walfadjri l'officiel ci noonu aussi ñu jaajëfal ñi nga xamante ni ñoo jàppoon ci technique bi ba lépp daal di yem bu ku ci mel ni Issakha Diagne ak Serigne Aliou Keita ak ñi nga xamante ni ñoo di Keba Torodo mu baax mi ak Babacar Diouf ak ki nga xamante ni moo di Louis Faye waaye di jaajëfal aussi équipe du jour bi nga xamante ni ñoo nekkoon sur place doo ngeen waar waaye liggéey bi rafet na mais bon ak TCB wuyul li aw moom fa bëgg TCB moo tax da koy use mi ngi noonu TCB no base